ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا
فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ñu dellu ci ngoon fanaani Makka fanaani Muna ma ñu loolu ay jaamu yàlla yu rëy rëy la yoo xam ni war nañ koo bàyyi xel ci loolu nag moo tax ñun ci xutba bi incha allah dinañ ci tudd juróomi point yoo xam ni war nañ koo bàyyi xel yitte woo ko bi ci jiitu mooy li borom bi subhaanahu wa taala doon ñu sax bëgg ñu bàyyi ko xel qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin la sharika la kenn ku nekk nga jéem a góor ñu waat defaraat sa pas ci jamono joo xamante nii pas yaa ngi commencé di yàqu yonent bi waxoon nañu al iman day màggat kon borom bi subhaanahu wa taala waxoon nañu bàyyi xel jaamu yàlla yi ñuy def te julli gën cee rëy ak booy tër di rendi loolu nga xam ni yàllaa ko moom keneen moomu ko yoonu kenn nekku ci ndax kat yàlla ba mu lay may dund ak bala yàllay dee rey yoonu kenn nekku ci kenn mënu ci dara kenn amu ci lu mu ca xaj lu mu ca sañ wala lu mu ca man wala lu mu ca fekk su ko defee loolu ñu koy bàyyi xel xam ni suñuy jaamu yàlla borom bi subhaanahu wa taala moo ñu ko sant bu ñu koy def moom rek moo tax ñu di ko def te bu ñu koy def ñu jéem a xool ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defe woon kon loolu ñu bàyyi ko xel beneen bi nga xam ne war nañ koo bàyyi xel mooy suñuy ndaw mag ñi war nañoo bàyyi xel ndaw ñi waaye ndaw ñi tam war nañoo bàyyi xel seen bopp borom bi subhaanahu wa taala mi ngi nettali ay ndaw naan innahum fityatun amanu bi rabbihim fa zidnaahum huda ay ndaw lañ woon yoo xam ni dañ doon góorgóorlu jaar ci yoon wi yàlla nee na ma jàppale leen yokkal leen ngëm ba ñu nekk dëgg-dëgg ay jullit ma ni mbokk suñuy ndaw bu ñuy xoolee ni une jeunesse malsaine léeg-léeg ñu qualifié une jeunesse égarée léeg-léeg ñu qualifié une jeunesse manipulée ma ni mbokk yooyu yëpp li ko waral mooy ñàkk a yittewoo ndaw ñi te dellu ñu diin ñàkk leen a jox ay modèle ñàkk leen a bàyyiloo xel yonent bi borom bi subhaanahu wa taala waxoon na ndaw ñi ñu xool ci yonent yàlla yuusuf ci maandoom ci fegoom waxoon na leen ñu xool ci Muusa alayhi salaam ca doole jo ko yàlla joxoon ak xam-xam ba mu jëfandikoo ko ci lu am njariñ waxoon na leen ñu xool ci Ibrahima alayhi salaam ci pas-pas bu wóor pas-pas bu leer boo xamante ni du nangu lenn kooj ko ma ni kon ndaw ñi war nañ leen a jàppale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na mag ñi leen usikum bi shababi xayra maa ngi leen di wax ni na ngeen yittewoo ndaw ñi kon ñu góorgóorlu ba suñuy ndaw bañ a nekk ay ndaw ñoo xam ni dañuy taxawaalu dara yitteelu leen lu am fulla waaye yu ñàkk solo moo leen di yitteel ku ñëw fab bi leen ku ñëw këf yóbbu ma ni loolu war nañ koo bàyyi xel ma ni mbokk war nañoo bàyyi xel alal yi nekk suñu diggante borom bi subhaanahu wa taala waxoon nañu ni wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatil
lekkantey alal sànkantey àq bari na lool ci suñu biir borom bi subhaanahu wa taala waxoon nañu ni ci benn xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon mu ni laa yadxulul jannata laxmun nabata min soxt annaaru awlaa bi alal ju araam suux wa ko lekk du dugg àjjana yonent bi nee na sawara kooku woowu suux sawara la yeyool sawara ko lekk su ko defee mbokk ñu bàyyee loolu xel li ñuy yàq ci suñuy alal yoo xam ne kenn ku ne mi ngi tappale ci riba mbokk riba dafa xaram bis ni tey wala bis ni démb ca arafa la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nee woon na riba dafa araam na kenn ku nekk jëfandikoo ci sa alal li ci dagan carte dafa araam mbokk carte ka bëri ñu bëri ci ñun sax bu ñu sàgganul seen xarum tabaski mi ñu rendi ñu carte ci day ngi bu tabaski jotee tombolaa yi day bëri ku ne naan tegal nga gañam xar nga yaakaar ni boo amee xar war nga cee mën a tabaski ma ni mbokk loolu nañ koy moytu nañu jéem a xool suñu alal yi niñ koy amee bokk na ci nag alal ji gën a jaxasoo ren léegi mooy suuf mbokk tappale ci suuf jaay terrain ñetti yoon jaay ko ñeenti yoon jaay ko juróomi yoon ñu jox la responsabilité ci gox nga jël suuf yee jaay def ci sa poos bàyyi nit na ma ni loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn xadis bu sayida Aïcha radiyallahu anha waxoon na ni man zalama qayda shibrin min al ard tuwiqahu min 7 ardin waxoon nañu ni képp koo xam ni jël nga suufas jàmbur donte morso bu tuuti la borom bi subhaanahu wa taala dana ko suppi mu nekk ay jéng yoo xam ni suuf yëpp juróom-ñaari suuf yi yàlla bind yëpp dinañ ko jël mu nekk ay jéng ñu laxas la ko kon ma ni mbokk nañu bàyyi xel loolu dafa mel ni suuf moo xew léegi alal di suuf moo xew léegi ba tax kenn amatu ci am xel tappale rek wuti pexe rek dem lijjanti këyit rek di antidaté rek lu leen nga dugg ci ngir jàpp ni war nga koo mën a jëfandikoo ma ni loolu nañ koy moytu ma ni mbokk borom bi subhaanahu wa taala bëgg nañu bàyyi xel ñun ñii fi nekk génération bi ñoo bàyyi xel ni am na ñu fi jiitu woon ñu baax ñu ñëw fekk topp seeni tànk waaye defuñu seen jëf te loolu lam nuy mujjil mooy musiba lam ñuy yóbbu mooy sawara borom bi subhaanahu wa taala mi naan fa xalafa min baadihim xalfun adaau salawaat wattabau shahawaat ñu topp suñuy bànneex rek topp ñeneen ñi liñ ñuy wax lu xew lu ne ñu topp ci boo xoolee bërki démboo Occident li mu doon wax concubinage dañoon jàpp ni góor daal war naa mën a jël benn jigéen ñu jàpp ni war nañoo mën a nekk ñu valider leen ko ñu dem ba yàgg ñu ni góor jigéen liberté individuelle la kon nit ñi war nañ koo mën a nangu ñu dem ba yàgg ñu daal di ni góor sax war naa mën a sëy ak góor jigéen war naa mën a sëy ak jigéen ñu jàpp ko di war koo valider jàpp ni nit sax mën naa jàpp ni wërta mën naa góor ak góor sëy wut ay doom yoo xam ne ay fils adoptif ma ni yooyu yëpp ay taxawaay la yoo xam ne diine ji ñu nekk ci lislaam da koo bañ da koo tere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ci li ci nekk ci ay musiba yàlla woon nañu sax ni adoption sax ni ñu koy defee jël benn xale bu nekk fële ni maay baayam maay yaayam ba jàpp ni loolu mën naa valable l'islam waxoon nañ loolu mënta nekk ma ni kon bokk fokk ñu dellu si waat ci suñuy valeur ñun jullit xam ni lii gaa ñiy wax du noonu fa mu ñu jëmale ci musiba la wattabau shahawaat fa sawfa yalqawna ghayya borom bi subhaanahu wa taala nee na loolu fa mu ñu yóbbu ci musiba la mu rëy 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 yàlla na ci yàlla musal leen fi nekkoon jadd def naka sul noona teg naa leen ay natt indil leen ay jafe da ngay dégg ku nekk naan la chinois yoo ko fi indi japonais yoo ko fi indi américain yoo ko fi indi nangam manipulation la ma ni mbokk ñun dañoo war a gëm ni borom bi subhaanahu wa taala moo ko fi indi nit mënu ko borom bi subhaanahu wa taala moo gis ni jàdde àddina bépp jàdd ku ne def ndëngate
waaye duñu waaru. man bërki démb damay xool Allemagne bërki démboo bi ñuy def ci af coupe d'Europe ñu indi affaire góor jigéen ñi ni lañ ko fay def ba sax UEFA ñoo bañ ni leen kenn dañu ko fi dindi. waaye na nga xool bërki démb lu fa am nee nañu la fa am inondation fa am màgget yi sax fàttalikuñ fu mu sa amee. loolu lépp du tax ñu bàyyi xel ni borom subhanahu wa taala moo bëgg ñu delluwaat ci yoon wi waaye dañuy topp gaañi rek ci seeni wax. ma ni kon dellu si waat jéem a tuub jéem a jaar ci siraatal mustaqim xam ni borom bi subhanahu wa taala moo fi indi jafe-jafe bi ndax suñu jadd la'allahum yatadarraun. dahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnas li yudiqahum la'allahum yarji'un. hal narji' def naa loolu moo nekk suñu waneek suñu taxawaay kenn ku ne nga góorgóorlu tuubaat dellu ci borom bi subhanahu wa taala xool lan mooy sa responsabilité ci li xew. waaye bu ñëwee rek gaay ñële la nga ni kon ñële la te fekk yow jéemoo xool lu ci sa taxawaay jéemoo leen a waar ni yéen la seen comportement la seen taxawaay la seen doxalin la yàllaa wax dëgg yéen waxu leen dëgg. ma ni mbokk loolu war nañ koo bàyyi xel. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy demee xajjatul wadaa ci Arafa loolu la wax nee woon na saay wóoruma ndax dina tëye yéen fii ci ginnaaw ren waaye loolu di ko ëpp solo mooy dinaa leen bàyyi loo xam ne su ngeen ci jàppee du ngeen réer kitaaballahi wa sunnati almihajjatul bayda xàll wu yaawi layluha ka nahaari dog xàll wi mooy ñuy musal waaye ñàll yi dañ ñuy gën a sànq dañ ñuy gën a soreel borom bi subhanahu wa taala. ma ni mbokk yàlla nañu yàlla dimbali ba suñuy xel ñu jëfandikoo ko delluwaat ci diine ji xam ne suñu najaat suñu mucc tey ak ëllëg. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Et après ce sermon, nous adressons nos félicitations à la communauté musulmane et également nos remerciements à tous ceux qui ont assisté à cette prière. Peut-être comme vous le demandez, j'ai tenté dans le sermon de rappeler l'importance de cette journée appelée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Yawm al-Hajj al-Akbar, le jour du grand pèlerinage. Nous avons peut-être essayé de résumer les actes de cette journée, mais nous avons également tenté de traiter 5 petits points. Donc, premièrement, c'est inviter les uns et les autres à purifier leur foi, à corriger leur comportement, à se conformer aux enseignements du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième point, c'était surtout axé sur la jeunesse. La jeunesse laissée égarée, la jeunesse parfois qualifiée de tous les maux, parfois malsaine, parfois manipulée, parfois égarée. Mais nous avons dit que ce n'est pas leur responsabilité, c'est la responsabilité de la grande communauté. C'est à nous de prendre cette jeunesse en charge, de les orienter, de les inculquer les bonnes conduites, de leur inculquer les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les orientations du Saint-Coran. Dans le troisième axe, nous avons abordé la question des biens, que ce soit l'argent, que ce soit les terres. Et nous avons surtout axé notre sermon sur les terres, le problème du foncier. Nous avons constaté aujourd'hui que les gens s'entretuent pour des morceaux de terre. On fait des falsifications. On utilise tous les moyens illicites pour s'accaparer des terres des autres. Et nous avons montré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que cela constitue à l'au-delà des punitions extraordinaires. Donc nous avons attiré l'attention des uns et des autres de ne pas se comporter de telle sorte, d'être vigilant, mais également d'être correct, de ne pas prendre l'argent de l'autre et effectivement et encore essayer de ne pas être l'usure. L'usure aujourd'hui est très répandue dans nos différentes transactions, également les cartes et autres choses, les jeux de hasard.
Tout cela est interdit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par le Coran, et surtout cela a été abrogé par le prophète le jour de Arafat, qui est la veille de la Tabaski. Nous avons également invité les uns et les autres à regarder les sanctions que Allah subhanahu wa ta'ala promet aux gens qui ne respectent pas le trois chemins. Et le cinquième axe, nous avons peut-être imploré Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cette pandémie qui est là depuis plus d'1 an et avec ses variants. Mais on a tendance à dire que tel pays, tel groupe l'a créé. Mais je pense que moi, c'est une sanction divine. C'est à nous de revenir au droit chemin, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ça dans le Coran. Si vous laissez le droit chemin, Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner des sanctions. Ça peut être des inondations, ça peut être des maladies, ça peut être autres sanctions. Tout cela pourquoi? Pour que vous vous ressaisiez et vous revenez sur le droit chemin. Voilà donc peut-être les 5 questions que j'ai abordées dans le sermon. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos erreurs et de nous mettre sur le chemin, droit chemin. Et je dis d'éviter à tout le monde. Assalamu alaikum. On a parlé de la dégradation des mœurs. C'est ça. Quand nous avions parlé de la jeunesse, on a parlé de la dégradation des mœurs. Donc on avait parlé des termes utilisés parfois, le mariage mixte. On a parlé également de l'adoption. Donc tout cela, c'est des valeurs qui ne sont pas conformes aux enseignements du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela est interdit par notre religion. Moi, je pense que j'ai dit qu'il faut que nous évitions cela. Ne pas être des consommateurs. Nous appartenons à une religion qui a donné un projet de société très clair. Le prophète nous avait dit Taraktukum alal mahajjatil bayda. Je vous ai laissé sur le chemin droit, clair. Donc, si vous suivez ce chemin-là, vous pouvez éviter tous ces dérives-là. Moi, je pense que donc, nous devons réviser notre religion, apprendre cette religion, se conformer à ses enseignements pour vivre en paix ici-bas et avoir également la paix à l'au-delà. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك